bëgg alquran di dimbale alquran di taxawu alquran ñooy fekke bés bii ñoo xam ne kat addina bi ay tànneef rek nga jaaw ba tey ndax gannaaw waa alquran ñi ngi fi rek daanaka addina ñëpp a ngi fi ne alquran mooy li nga xam ne mooy keno bi nga xam ne képp koo xam ne kii taxaw na ci kenn mënulaa daane du tee nag danañ ko jéem pour dàqe waa alquran pour ragal loo leen ba tax ñu bàyyi waaye day yéen waa alquran da ngeen gën a góorgóorlu gën a jàpp te xam ne yéen rek yéen ay dara kon fa tabaarakallaahu ñu ñaan borom bi tabaaraka wa taala ñaan yàlla ñun jëpp kenn ku ci nekk jàng fatiha teg ci salaatu ala nabi ñaane ko def ko addi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaane ko ci jotaay bi bu ko defee lépp loo xam ne leen jàng nañ ko fi ak ñaan nañ ko fi loola yàlla ko yàlla nangu kon fa tabaarakallaahu mboolem gan yi fi nekk ñu ngi leen di dalal xam ne ñëw ngeen ci seen place ñëw ngeen ci lu ngeen moom waa alquran na leen woo ngeen di waa alquran wuy si ngeen waa alquran lii nag yàlla na sax yàlla na yàgg kon fa tabaarakallaahu bu ñaanee ba pare ñu jox alhaaji Mokhtar Sarr fa tabaarakallaahu kon kenn ku ne ci ñun na jàng fatiha julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
الحمد لله رب العالمين والحمد لله القائل علم الإنسان الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه mbokk jullit yi mbokk àddina waa aar daara ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziyaara ñi ngi leen di balwaq ñi ngi leen di tatagal itew ci teew gi ngeen teew ci bés bii nga xam ne ñi ngi ko jëmmal ngir dara jaalee ko donga daara yi nga xam ne seen yitte yépp mooy jàng téere yàlla bi ñuy ubbee sunu kàddu fàttali ne kuréel gii di aar daara te mu ëmb lënkaloo ak mboolem kuréel yi nga xam ne alquran yitteel na leen ñu di ci xëy di ci gont suba ak ngoon guddi ak bëccëg oustaz Makhtar lim na leen léegi mboolem kuréel yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci alquran di liggéey ci téere yàlla bi ñi ngi jëmmal bés bii tey àndandoo ko ngir delloo donga daara yi seen xaq bi leen réew mi yoreel mbokk yi li nu mën a tënk ci discours bi mooy ku ne xam ne ni tey la 20 avril bi ci njëkk mooy lu tax aar daara tàmm di tànn 20 avril di ko def te bu njëkk ñu yëgoon ne am na ñeneen ñu ko daan def aar daara dafa gis ni 20 avril bi dafa am ay ONG yu lënkaloo ak ay ministère fii ci Sénégal créé seen jour bi ànd ko UNICEF tuddee ko journée nationale des talibés di ko màggal wala ñu wax ne di ci yalwaan parce que dañuy exposer talibé yi ci anam bu triste anam bu yërëmtalu anam bopp ku ko gis doo bugg lu dul yëkkati li nga yor jox leen ñuy exposer loolu di ci récolter ay milliards yuy jógee bitim réew ci turu dañu leen di dimbali di ko delloo ci seen poche ànd ak loolu yépp di def ay campagne de diabolisation ak di manipuler askan wi ngir ñuy gën a xeeb daara ak di ko gën a soofantal ak di gën a doyadal daara ngir bañ ñu yóbbu fa seeni doom ñun amuñu woon lu dul ñun ñi ne ci daara ji amuñu lu dul dañuy toog rek dégg ñu ne tey la 20 avril journée nationale des talibés ñu jël télévision yi di def ay plateau spécial di wane ay xale yu gàddu pot wane ay xale yu def tànku neen di wane ay xale yu sol yëre yu tilim ak ay kiloor yu gàtt yoo xam ne sax amul luy firndeel ne ñii ay taalibe lañu ndax ci territoire yi la ñuy dem di leen filmer ci suufu pont yi la ñuy dem di filmer teg ne lii mooy situation wu daara ci Sénégal te waxuñu dëgg loolu du situation wu daara ci Sénégal même su fekkente ne am na as pàcc ak kuréel bu néew ci ñiy jàng alquran ñoo xam ne dañuy yalwaan waaye am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi yalwaan ci ay ndaw te bokkuñ ci benn daara ñoom nag dañuy jël boobu yëpp def ko ci benn contenu lii mooy daara mu nekk ay image yu triste ngir àddina bi xool ko gedd daara bañ ko ne ñii dañuy toroxal ay ndaw jël loolu nag di ko liggéey ay at boobaak léegi def na luy jege ñaar fukki at ak juróom jàpp ñaar fukk ak juróom benn ndax avant 2000 la ñu tàmbali boobu journée te bi ñu ko tàmbaleeg léegi amalul daara benn njëriñ au contraire da koy yokk waaw yow koo xam ne da nga ni ñii dañoo sonn di yalwaan nga di leen màggal ñaar fukki at ak juróom benn munoo fexe ba soppi seeni situation ban njëriñ nga ñu am léegi nag aar daara ni ñun nag daañu jël journée boobu ñoom la ñuy nëbb ñun ñu feeñal nee nañu dañuy màggal ba pare dem xool ci biir daara
ñenn ci waa daara ñoo xam ne ñi ngi jàng te ay miskin lañu ñoom image boobu ñuy wane ñun ragaluñu image bi ñuy wane wax na waa daara dañuy gàddu pot di yalwaan ñeme nañ ko te mën nañ ko laaj dafa am ci daara ji ñoo xam ne ñi ngi jàng alquran waaye ay miskin lañu noonu la amee ci daara ji ñoo xam ne ñi ngi jàng waaye yàlla mëne na leen gan seen loxo jot na seen ginnaaw ñi ngi dëkk ci ay kër yu baax ña ca amul kër ñu nga luye ci ay bâtiment yu cher di fay ay junni yu bare di jàngal xale yi njàngum alquran mu set wicc xale yi di tari kaamil bi chaque année fii ay dizaine ay vingtaine ay cinquantaine ay centaine de xale di tari kaamilub yàlla bi wattu ko ci seen dënn na ko yàlla wàcce woon ci yonti yàlla Muhammad te musunoo gàddu pot bi yàlla mais aspect boobu musuñu ko wane ñu bàyyi aspect bi nga xam ne ñu wane aspect bi nga xam ne mooy ñu ñàkk ñi te ne ci daara ji di ay miskin yu amul lu ñu lekk di wuti lu ñu lekk di jàng alquran te loolu am na secteur yépp même réew yu développé yi am na ci réew yoo xam ne boo fa demee li ñu leen di siiwal yépp am na fa ñu ñàkk bay ñaan lu ñu lekk noonu la amee ci daara noonu la amee fépp ñoom ñu bàyyi ña ca mën seen bopp di wane ña ca mën a di seen bopp pour manipuler nit ñi ne leen daara lu ñaaw la lu bon la moo ne Sénégal de réewu sous-développé la réew la moo xam ne mënul faj sax ministre Sénégal réew la moo xam ne ministre bu fi feebaree du fi faju parce que attanuñu député du fi fajoo président de la république du fi fajoo parce que amuñu hôpital yu leen faj ànd ak loolu yëpp 4 avril bu jotee indépendance bi nu wax ne moom la ñu am or que dépendre bu yegsee dañuy wane ak mët wane tali yu rafet wane garab yu rafet la tilimoon yëpp ñu bale ba mu set génne seeni char de combat sañse costume rangale seeni oto sagal seen bopp ci àddina ne lii mooy journée bi Sénégal moom ñoom ñu jëmmal seen bopp dëgg la baax na du leen neexee nit di sagal boppam waaye léegi lu tax bu daara bi bu jotee du ñu dem seeti lay gëggal ak lay wane taar ak lay wane la daara taarle te àddina yépp soxla ko ñoom ñu nëbb loolu di wane la gën a suufi te 4 avril bu jotee ñoom du ñu wane poto yi du ñu dem ba mbëbës ñu filmé mbëbës wan ko waa àddina ne leen Sénégal ndeke ñi ngi dëkk ci biir Mali du ñu dem di wane hôpital yi nga xam ne amuñu sax machine bu mën a régler ñi nga xam ne dañoo am feebaru xol ak yëpp loolu moo doon wane nag ne ñii diaboliser daara moo leen tax a jóg léegi aar daara ne journée bi da koy jëlal boppam wane facette bi Sénégalais yi xamul woon ci daara mooy njàngum alquran yi ñuy xeet fii ci Sénégal di ko doyadal am nañ ci ay concours international daje faak naar yu weex yëpp Sénégal jël champion du monde daara yi ñuy diaboliser di tagg naan àddina bi amul daara buy yalwaan lu dul fii ci Sénégal ñi ne fii ci Sénégal dajee nañu ak waa Makka waa Égypte waa Algérie waa Tunisie waa Soudan fu nu yaakaar ne fa la alquran gën a jëmmoo Sénégal dem na fa jël champion du monde ci jàng alquran Cheikh Mouhamadoul Hadi am na ko Cheikh Mouhamadou Moustapha Diallo am na ko ak yeneen yoo xam ne heure bu ñu demee jël 2e jël 3e Sénégal musul sagoo loolu bëgg na ko sax waaye te moo ne seen équipe bi ay milliards lañ ciy def musul jël coupe d'Afrique yàlla tere coupe du monde kon daara ni mu sagalee Sénégal ak ni ñu ko suufeelee mais jaaduwul jël champion du monde ci jàng alquran amiru shuara Sénégal jël na ko ñaari at ñi dàq woy arab ci àddina bi Sénégal jël ko ñaari yoon ñi dàq jàng ak alquran ci àddina Sénégal jël ko ñaari yoon Sénégal musul wax ba tudd loolu réew mi gàcceel na boppam ci alquran looloo tax aar daara nag ni facette yooyu dañoo bëgg mu nëbb ñun ñu jëlal ko suñu bopp xale yii ngeen di gis ñu toog di jàng alquran xam ngeen ne ñii yelloo nañu lu nekk ci ñun su ko defee loolu benn la woon boo xam ni tax na ñun ñu tànnaat mais avril bi ñu tànn ñoom wane ci la ñu daawul wane mooy li àddina yépp soxla te moo di lii di alquran ñaareel bi ci des ndekente dafa tombe juddu yonent yàlla Muhammad ci milaadi
ñun ñoo moom bés bi ki yàlla wàcce ci moom alquran di 20 avril wàcce woon ko ci weeru koor wii bésu juddoom ak a jekk ñu màggal ci alquran ñu ne kon bés bi ndekante daaraa ko moom nangu wax nañu ko nag beneen bi ci des itam moo di melokaanu taalibe yooyu ñuy manipuler wax nañu ko léegi yooyu ab diir bu ndaw la ci daara foog ñu nangu ay at yu néew la taalibe bi di yalwaan génn ca Oustaz Makhtar joxe na misaal mi léegi ku gis grand mbubb yi muy sol naan la maa daan gàddu pot di taxaw ci mbedd yi di yalwaan tey maa ngi sant yàlla bu baax di dëkk ci ay taaxi kaw ku ma saraxul du ma nangu sa sarax kon loolu li muy wane mooy am na benn passage bu ndaw boo xam ne daara daf fay jaar te loolu daara miskin ya fay jaar dañoo yelloo nu dimbali leen jàppale leen teete leen ba yëkkati leen ci kaw ci phase boobu la ñuy profité di wax ne dañu bëgg a moderniser daara yi or que waxuñu dëgg moderniser wuñu daara dañuy jël yooyu image di dem di yalwaani ci biti di jël ay programme boo xam ni arrangé wul daara ji ñëw bëgg ko imposer waa daara ji bañal seen bopp ne loolu duñu ko nangu moo tax ñun modernisation bii état bi yëkkati aar daara d'accordu ci àndu ci te daf ko dàq parce que continuer daara ji la bëgg a moderniser continue daara ji mooy njàngale mi yonent bi daan defal saxaabaam yu tedd njàngale mi sunu mag ñu baax ñu rëdd fii ci réew mi loolu la wax ne da koy dindi ba mu set xool li ko tubaab yi digal ne ko moo dëppook jamono mu samp ko ci daara yi ñu ne ko lànk nañu loolu mooy modernisation des daara ñi yaakaar ne modernisation mooy taax yi mais daara internat ñan ñoo ko fi indi état indi wu ko fi ki nga xam ne mooy responsable moral bu aar daara Serigne Modou Guèye ñi ngi koy jaajëfal moo fi indi internat fii ci Ndakaaru ne xale yi mën nañ leen a teg ci benn barab seeni waajur di fay ñu leen di jàngal ba ñu mokkal te duñu génn mu def ko réussite ko bare nañu fa génnee tey alhamdulilah rabbil alamin di samp ay internat mais kooku waxul nii rek la daara war a mel dafa wax ne ñi mën a fay nañ def nii di fay ñi mënul fay ñu bàyyi leen ñu def la ma Abdou Aziz daan wax mooy ñu fekki leen ca daara ja baleen ak la seen maslaha laaj ñu dimbale leen ca waaye bu nu yaakaar ne mukk tilim bi xale yi tilim mbaanu sol tubay bu gàtt gàllankoor la ci seen njàng alquran wala jàngal gàllankoor la ci seen xel déedéet dafa am benn bayt bu Cheikhul Khadim waxoon ca Masalikul Jinaan ne fa laysa sawaadul jismi yujibu safahatal fata wa suul fahmi nee na ñuul der yore der bu ñuul taxul amee xel mu lëndëm nee na nit ku ñuul deram bu ñuul bi terewu koo yegg ci dayo xam-xam ya deram bu ñuul boobu terewu koo amee xel mu ñor mooy taalibe bi mbubbam mu tilim mi bu mu la nax dafa ne ci liggéey rek waaye bu noppee di wurus di woor di jamaa léegi nag beneen bi ci des mooy ñu fàttalil waajur yi ne leen nañu góorgóorlu ci taxawaay bi nu war a am ci wetu daara yi ak ci wetu sëriñu daara yi parce que ñoom la ñuy jël seen doom yu nekk përëm ñu bëgg ko def jama bëgg koo def or su waajur wi taxawul ci loolu du sotti te xam ngeen ne constitution bu Sénégal moom moo permettre waajur wu nekk ne la tànnal sa tibu jàngale bu la neex bu dee daara nga bëgg bu dee école français nga bëgg bu mu ci mën a doon état bi daf la war a gunge nga yar sa doom ci tib bi nga bëgg ñun ñu tànn tibu diine état bi lank téye loxoom ne du ci def dërëm waaye affaire am la suñu révolutionnaire bu mag ba Thierno Souleymane Baal moo defoon face coloniale bi jógee France ñëw indi xaalisam bu bare samp école am kenn faalewu ko ñépp waaxu jëm ci alquran mu jël xaalisu réew mi ci injustice képp ku jàng tubaab mu neexal la wutal la poste wutal la salaire kuy jàng alquran nag mu bàyyi la ak sa bopp waaye kuy jàng français mu dimbali la ci li ñépp bokk di woo nit ñi di leen laaj seeni doom di leen jàngal xam-xamam ak culture am Thierno Souleymane Baal moom it laaj doomu jullit yi seeni doom ne jox leen ma ko aw ma alal ju ma leen jox waaye ma defal leen ci téere yàlla bi
suñu ñëwee jàng ba heure lekk jot te amul dépense bu mu leen joxee ñu lekk mu ne génn leen ñaan lu ngeen lekk te dellu si waat loolu mooy cosaanu yalwaan gi parce que du bàyyi tubaab yi yóbbu leen def leen ay nit yu gëmul daal parce que colonial bi am na réew yu mu jaar réew yooya ba mu fa jaaree da leen a soppi ñu nangu ko mais ñun nag suñuy maam dañoo lank ne du ñu bàyyi tibu daara ji téye ko même bu dee dañuy dem di ñaan lu ñu lekk du tere dañuy téye alquran jooju ci tib boobu la ñu nekk aar daara défendrul yalwaan suba ngoon guddeeg bëccëg bi muy défendre mooy ban taalibe bi ne ci daara ji di yalwaan di jàng ba heure lekk jot mu génn ñaan lu mu lekk dellu si waat kii la ñuy défendre ñoom nag nee nañu am na taalibe yuy yalwaan subaak ngoon guddi ak bëccëg 24 heures sur 24 23 heures 0 heure 1 heure du matin 5 heures du matin waa ñoom dañu ramasse ñooñu ñun li ñu gis mooy ñoom taalibe yi yalwaan guddi dañu leen di bàyyi ñu yalwaan minuit nee nañu am na ñuy wër di yalwaan ñu bàyyi leen fa 5 heures du matin am na ñuy wër di yalwaan ñu bàyyi leen fi heure ndékki jot taalibe bi doon jàng alquran ci fajar xiif génn di wuti lu mu lekk 9 heures ci suba ñu jël ko ramas yóbbu ca centre ba waa lu leen teree jóg xaaju guddi bu dee am na ñuy yalwaan xaaju guddi kon ñoom ñi yalwaan suba ak ngoon guddeeg bëccëg yitteelu leen ñiy jàng alquran di sàmm seen ngor di sàmm seen diine ñooñu la ñu bëgg a faagaagal way jur yi nañu xam lool bu kenn yàq deru daara ci seen i kanam ba ngeen koy xeeb di téye seen i doom juróomi at yi taalibe bi di def ci daara ja du dara mu defaru àddina ak àllaaxira fukki at yi muy def ci daara ji du dara mu defaru àddina ak àllaaxira jël leen seeni doom yóbbu daara su ngeen ko yóbbuwul daara mu taxawaalu ci mbedd mi li ngeen di bañ dina am mooy seen doom dina yàq ñu jàpp ko chaîné ko jël ko yóbbu ko kaso dugal ko paquetage du lekk-lekk bu baax du naan du faju dëkkee ki feebar ak yeneen yu xew ca kaso yi ñépp ko yëg waaw léegi nan ngay teree nit ñi bu ñu sonal kenn nga téye ña ca kaso ba di xiif di leen yeew di jëng di takk ñuy feebar doo leen faj nga bëgg ñu bàyyi ndaw ñi ñuy continuer di mel noonu ba abadan duñu ko def kon li ñu bëgg mooy état bi ku saraxul gumba nga bàyyi koog yalwaat nam mu dem bu munul joxe xàqu waa daara ja la mu am baal nañ ko ci xol bu sedd xam nañ ne école bi mu yor sax munu ca dara ña nga ne seen université baa ngi leen te ticc bourse bu mat sax amuñu 18 heures bu jotee da ngay yërëm étudiants yi danañu rang 1 kilomètre pour lu ñu lekk te sax duñu ko gis naa ay mbokk di leen tooñ ne leen waaw te ngeen fee bàyyi université bi di dem Masaalikul Jinaan comme ñoom dañuy joxe lekk gratuit yéen état bi leen di jox bourse dañuy rang ñaari waxtu duñu jot benn daggu mburu bu fukki dara waa kooku bu waa daara di xaar mu dimbali ko du torox ñun soxla wuñu seen i ndimbal dañu ne ngeen bañoog suñu autonomie ñu doxal suñu bopp kon mbokk yi mel ni na loolu lañ ci doon tënk rek li ci des ñu bàyyi conférencier bi imam Aliou Ndaw mu doxal ko wasalaamu aleykum wa rahmatullah takbir takbir macha allah jërëjëf imam Babacar Sylla defe naa message bi jàll na ñëpp dégg nañu ko yal na yàlla fay ko yiw di wax ne rek ba tey ci li ñu yéene woon ci bis bi la bokk ndongo daara yi am na seeni sëriñu daara yoo xam ne nattu dafa dal ci seen kaw ñu téye leen ci kaso yi am benn kuréel ci kuréel yi yëngatu ci daara ji di kuréel bu jàmbaare bu am taxawaay muy madaarisul quraaniyatil asila am lu ñu initié woon aar daara comme niñ ko waxee woon léegi ci ginnaaw aar daara mooy fédération mooy rabita mooy madaaris mooy waxdatul kataatib mooy jamaatu ahlul quran mooy ba tax na lu waay yëkkati luy njëriñu daara ji aar daara ma nga ca biir lu waay yëkkati te du njëriñu daara ji aar daara dana taxaw def face ak yow ndax nun aar daara ji moo nu yitteel bu amee ay sëriñu daara yu nekk ci kaso yi nekk ci jafe-jafe dañu initié woon ñoom dajale seen buy ak seen daqaar ni ma koy waxee ngir yóbbul leen ko ca kaso ya ngir ne leen seen moromu sëriñ daara ya leen wuutu ca daara ja ngeen nekkoon fàtte wuñu leen ñi ngi leen di massawu ñi ngi leen di bàyyi xel ñi ngi leen di ñaanal ci loolu nag ci bis bi ñu bëgg
képp ku fi teew lu la waay man loo nga génne ko. am na ñenn nag ñuy dox ndànk ci biir nit ñi ñu jox leen ko ndànk ñu dajale ko bu ñu noppee ñu teg ko ci loxo incha allah ñu boole koog la war a jëm ca kaso yi. am na numéro tamit boo xam ne Wave la Orange Money la képp koo xam ne mënoo wala jàppandiwul loo ci mën a dugal léegi mën nga jël numéro bi bu jàppandee nga yónnee ca muy 77 268 02 60 77 268 02 60 su ko defee foofu la ñuy daanalee te jox imam Aliou Badara Ndaw di sàkku ñépp ñu teewlu ko déglu ko waaye balaañ koo jox ñu sant waa ànd taxawu daara yi. gis ngeen xale yi ñi ngi yor ay cadeau yoo xam ni ñi ngi ci def kaamil ci biir def ci yu caamee ni jëfandikoo ci biir ak ndox ak tabaarakallaahu yeneen tàndarmaag lu ci aju ñi leen ko jox comme cadeau mooy waa ànd taxawu daara yi. ànd taxawu daara yi responsable moralam mooy Serigne Abdoul Aziz Touré bu Faas Touré mooy responsable moralu ànd taxawu daara yi. kuréel la boo xam ne action dong nga ko tax a jóg action dong waa daara ji nañu woo jullit ñi ñu làmb seen poos delloo ko ci daara ji loolu dong nga tax a jug kuréel boobu. am na ñu représenté kuréel bi nekk États-Unis am na ñu nekk France am na ñu nekk Maroc am na ñu nekk Italie am na ñu nekk Angleterre am na ñu leen toogal tamit fii ci Sénégal waa ànd taxawu daara yi comme ñu sant leen gërëm leen ci action bi nga xam ne tey def nañ ko ci bis bi muy yëkkati cadeau jox ko ndongo yi te cadeau yi kat bokkul ak yeneen ñeneen ña daan jox ci seen bis bii ñeneen ña dañ daan yelwaane ci seen tur am téeméer jël juróom-ñeent fukk ya denc jël fukk ya jox leen bii nag seen baayu daara yi seen yaayu daara yi seen mbokk daara yi ñoo ko dajale jox leen waa ànd taxawu daara yi kon ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax. imam Alioune Badara Ndaw imam ba benn minute rek mu ànd monsieur le maire benn minute rek ñu àggale. bu imam daane leen ñu direct bi moo tax. waaw su ko defee monsieur le maire bu imam daanele rek ñu ñaan ko du yàgg insha allah ndax xam naa 30 minutes imam dana ci tënk waxtaanam ko defee ñu jox ko mu nuyoo waa dëkk bi ñu sant ko gërëm ko monsieur le maire ndax ka ñu lànkal sunu marché ba moom dañoo nangul sunu tànt bi autorisation ca njëlbéen nga la ñu ko defaral ne jox naa leen jardin public bi man ngeen fee def seen programme yamu ca baas yi genn wàll gi yëpp wala li ci ëpp moom moo nu ko jox boole koog teraangaam yi mu ci boole yëpp jërëjëf monsieur le maire yal na la yàlla fay yiw waaw soo defoon na keneen def it ñu wax la dañu wax keneen ka rek waaw def nga lii it jërëjëf rek ngay dégg waaw jërëjëf sëñ Ibrahima Kebe nee na yàgg na ko def rajim wala udwana illa ala zalimin wa salatu wa salam ala ashraf al mursalin sayyidina muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ribar wa tamkin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah qui dit Thumma awrasna al-kitaba allazina istafayna min ibadina, ce qui signifie ensuite nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis, et que la paix et le salut d'Allah soient sur notre prophète et messager Mohammed, qui dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, le meilleur parmi vous est celui qui apprend le Coran, ensuite le transmet. Honorables autorités religieuses et guides spirituels, chers parents, chers frères et sœurs d'Ongadara, qu'Allah vous accorde la paix, la miséricorde et le salut. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la première fois en tant que les principaux acteurs de l'éducation coranique du Sénégal pour célébrer à notre manière cette journée du 20 avril prétendue être dédiée aux talibés. Le collectif Ardara a jugé nécessaire de récupérer cette journée
afin d'en profiter pour montrer au monde entier le vrai visage des élèves et maîtres coraniques du Sénégal, jusqu'ici ignorés par certains. Chère Assemblée, la journée du 20 avril a toujours été célébrée de façon biaisée et contradictoire avec les valeurs et principes du Dara, en faisant toujours une mauvaise et vilaine présentation du Dara et de ses acteurs, à savoir les Serigne Dara et les Ndonga Dara. Aujourd'hui, pour la première fois, nous vous présentons l'autre visage qui est le vrai visage des Ndonga Dara qu'on vous a toujours caché. Ils sont là tout beaux, sages et élégants avec leur belle tenue, juste pour montrer à tout le monde que l'image du talibé souffrant, agonisant, que certaines ONG mal intentionnées avec la complicité de certaines presses vous montrent n'existe pas et leur intention consiste juste à dénigrer le Dara et ses représentants afin de les éliminer définitivement de la société. Il est aujourd'hui important de rappeler que le droit à l'éducation est une disposition constitutionnelle et que chaque parent a le droit de choisir la forme ou l'offre qui lui convient pour instruire et éduquer sa progéniture. Sur ce, nous profitons de cette occasion pour lancer un appel solennel aux parents qui ont fait le choix de nous confier leurs enfants, de venir participer avec nous à ce combat, parce que sans votre appui, la bataille est loin d'être remportée. Donc, nous avons plus que jamais besoin de vous à nos côtés pour faire face aux ennemis du Dara. L'école héritée de l'administration coloniale est certes la norme officielle. Néanmoins, l'école coranique demeure parallèlement une norme légitime qui est portée et acceptée par la communauté. L'école coranique reste l'institution scolaire qui a le plus participé au développement socio-économique du pays. Et ceci dans un contexte de marginalisation sans commune mesure. Chers concitoyens, sachez que l'équité et le respect de son prochain demeurent les seuls gages de la stabilité d'un pays. L'école coranique étant un héritage socio-culturel et traditionnel, parrainé par nos illustres élites religieuses, est considérée comme le plus ancien établissement d'enseignement et de formation en Afrique au sud du Sahara, dans sa partie occidentale. Le Sénégal, une des portes d'entrée de l'islam en Afrique, a une vieille tradition de mémorisation du Coran et de l'enseignement des sciences religieuses. Les produits de cette école sont des cadres de haut niveau dans divers domaines religieux, économiques et sociaux, d'où l'importance du Dara dans la conscience collective de la société sénégalaise. Elle sera sauvegardée comme un héritage inestimable, quelles que soient les conditions et les aléas et quel que soit le prix. Tout le monde sait que c'est grâce à nos écoles coraniques que le Sénégal a pu supporter et surmonter toutes les difficultés. Bref, si tout le long de son histoire, le Sénégal a réussi à affronter les puissances coloniales, c'est grâce au Dara et ses saints hommes. Au moment où les colonialistes diffusaient leur culture et éducation, qui sont aux antipodes des nôtres, cependant, nos pieux ancêtres avaient réussi à les combattre avec leurs moyens. Et c'est grâce à leur résistance, leur sacrifice
leur unité, leur bravoure et leur foi en Allah qu'ils ont mené à bien ce combat. Ils ont réussi dans leur mission car ils étaient conscients et avaient bien mesuré leurs responsabilités vis-à-vis de leur descendance. Bref, nos guides religieux ont réussi à former toute une génération spécialisée dans les différents domaines scientifiques. Contrairement à nos symboles, les colonialistes, eux aussi, ont réussi à préparer toute une génération parmi ses concitoyens. Parmi nos concitoyens, ce sont ces derniers qui poursuivent consciencieusement ou par ignorance le combat des colonialistes. Ils sont abreuvés à la culture occidentale et portent son drapeau et sa culture au détriment de la culture musulmane. L'affirmation de Georges Hardy, un des pionniers de l'école française, dans son ouvrage intitulé Conquête morale, en est une illustration. Pour transformer les peuples primitifs de nos colonies, pour les rendre le plus possible dévoués à notre cause et utiles à nos entreprises, nous n'avons à notre disposition qu'un nombre très limité de moyens. Et le moyen le plus sûr, c'est de prendre l'indigène dès l'enfance, d'obtenir de lui qu'il nous fréquente assidûment et qu'il subisse nos habitudes intellectuelles et morales pendant plusieurs années de suite, en un mot, de lui ouvrir des écoles où son esprit se forme à nos intentions. Malheureusement pour les musulmans, en effet, depuis les indépendances à nos jours, ce sont eux qui ont été choisis pour diriger le peuple. Et ce, conformément à la démarche coloniale. En effet, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, il y a systématiquement des autorités politiques et juridiques dont l'unique objectif est de détruire le système éducatif que nous avons hérité de nos références religieuses nationales. Ils font tout pour effacer complètement ce modèle de notre culture nationale. Parmi eux, il y a ceux qui ont consacré toute leur vie et ont mobilisé tous les moyens pour arriver à leur fin. Actuellement, certains de nos concitoyens, voire co-religionnaires, ne cachent plus leur intention. Ils s'affichent publiquement pour vanter leur projet anti-Dara. Voici quelques faits que nous jugeons être contre les écoles coraniques. La mise en place d'un plan pour couper la source de vie des hommes de cette école religieuse sous prétexte de combattre la mendicité. La volonté d'imposer des lois dans le but d'éradiquer les enseignements de nos références et appeler à l'abandon de l'éducation morale et éthique spécifique aux écoles coraniques. Le fait de profiter de la situation causée par la pandémie pour fermer les daras et vider nos villes des écoles islamiques, plus particulièrement la plus classique d'entre elles, sachant qu'ils rêvaient de cela depuis toujours, mais ils n'arrivaient point à le réaliser avant le coronavirus. En atteste le communiqué insolent de l'un des responsables du ministère de la Femme et de l'Enfant, après avoir sorti des apprenants de leur dara qui étaient installés dans certaines villes. L'élaboration de plans qui visent à fermer certaines écoles coraniques en renvoyant par la force ces élèves auprès de leurs parents. Le déplacement des élèves de 2 écoles coraniques qui se trouvent dans la région de Casamance, à savoir l'école de Médina Fass et celle d'Abi Samoun, vers un jardin d'enfants qui se situe dans la ville de Sédhiou. Tout cela pour combattre le noble Coran et ses hommes. Mais avec l'aide d'Allah, les enfants déplacés ont eu l'idée de faire une grève de la faim pour manifester leur mécontentement
et leur refus. Finalement, les acteurs étaient obligés de les retourner là où ils les avaient pris. La descente humiliante, mauvaise et affligeante à l'école coranique de Saleou Thiongan, alors que les conditions d'accueil de cette école sont meilleures que beaucoup d'écoles publiques de l'État. Leur combat se poursuit, mais nous sommes très conscients de leur ruse et sommes prêts à faire face de leurs menaces. Nous sommes bien déterminés à protéger cette école coranique et ses valeurs. Et nous sommes également engagés pour bien transmettre ce modèle en bonne et due forme aux futures générations. Nous vous remercions tous de votre présence. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokki jullit yi sunu sant mu ngi dolleeku ak sunu julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di mbokki daara yi surtout ñuy waa aar daara ci kàddug monsieur le maire Boubacar Albé Ndoye mu ngi leen di wax ahlan wa sahlan dal leen ak jàmm xam ne yéen li ngeen ko doon ñaan yéene ko moom ci seen dëkk ci seen kër ci seen place ngeen soxla ko moom yàlla dénk ko mu jox leen ko ci teeyu xol ak mbégte akuk yaatu akuk ànd ak yéen ci liggéey bi ngeen di liggéey ndax da ngeen ko cee fekk mu ngi leen di wax ne moom de ku engagé wu la ci ànd ak daara ànd ak ñoon daara ànd ak ñiy aar daara ci seen ab liggéey parce que loolu la xam loolu la nàmp te ay rakkam yi mu bokkal ci daara la ñuy liggéey yàlla dimbali ko mu nekk koo xam ne ay rakkam ay xaafisul Qur'an lañ yu yor ay daara di jàngale kon bu daara taxawee moom dañ ko cee fekk ci loolu may jiital sama nuyoo di ko jaaral ci samay magi daara ak sama baayu daara yu nekk fii di sëñ Dramé ak sëñ Aliou Ndaw mi nga xam ne moom moo doon def conférencier bi rakkam sa daaray kokki bu ñuy wax Mbay Njaay yoroon ma ca daara ja doon ma jàngal alxuraan sëñ Jim Dramé mi di sama magu daara ma nekkoon ak ñoom ak ñi nga xam ne ñu ngi fi ñu bokkoon daara ñëpp di jaaral sama nuyoo ci ñoom parce que mënuma koo ñàkk tudd di leen xamal ne monsieur le maire Boubacar Albé Ndoye ci li mu def ak ñëwam bii bu fekkoon ne dañuy dem ba tàkkusaan da koy deseg yéen parce que lu tax koo xam ne yoonu daaray kokki jéppiwu ko te daaray kokki xam ko ba ñu dem ba ambassadeur Mohamed Diouf mën koo sargalal ci daaray kokki ci ab liggéey bu mu fa def ak ci daara kooku yaakaar naa ne jotaay bi saf na ko lool teg ci bi mbas mi amee ak lii am yëpp ci est bi nga xam ne moom la jiite mu organiser ko ba daaray kokki yi mu utal ko ñetti waañ ñu leen di ba daara yi nga xam ne ñoo nekk ci est bi mu utal ko ñetti waañ ñu leen di toggal chaque jour kooku yaakaar naa ne daara jëppiwu ko kon kooku moo leen dalal fii di wax ne moom engagement am ci daara da ko judduwaale da koy dunde te da koy fas yéene ànd ak yéen ba lu ngeen bëgg bu ëllëgee bu ngeen ko bëggaatee incha allah bu fekk leen ci ànd ci ak yéen parce que lu tax ki jël ay ñooñ daara rek def leen ay conseil ba ñu am commission religieuse di ko xelal di ànd ak moom di liggéey kooku yaakaar naa ne day dunde daara daara nag bu ñu ko waxee xale kay mokkal mais nag ku mesure moo koy jëfee parce que afalaa yatadabbaruuna al-qur'aana am alaa quluubin aqfaaluhaa kon nag mbokk yi ñu mën a gàttal waxtu wi day dem mais ci kàddu monsieur le maire nee na bu ngeen ko bëggoon suba tamit incha allah mu ànd ak yéen di daallee sàkku nag ci yéen yi nga xam ne yoon lay yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ne yéex na xayrukum yàlla wax ne ahlul quran wa ahlulaay wax xaasa hadis ak yu ci aju yëpp muy doole sàkku si yéen ñaan ngeen ñaanal ko ci yàlla ndimbal ak yokkute ci li muy liggéey ak liñ ko dénk ba li muy def di ko def ci daara mu gën koo man ak si
ñi mu dëkkal ak ci dëkk bi kon sëñ Sarr lu nekk am na ko yàlla jiital ku jiit tamit am na ku mu dénk kàddoom monsieur le maire Boubacar Alba Ndoye mu ngi doole sàkku ci mbooloo mi ñaan ak taxawaay ci li nga xam ne yaakaar na ko ci yéen te yonent sallallahu alayhi wasallam bàkke leen ko yal na yàlla nangu ñaan bi jaahi seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh القرآن كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصى ففي قرآننا نور يضيء ظلام الدنيا
أن يسقع الترى فإما عجزتم أن تجيئوا بمثله فأتوا لنا في مثل آياته عشرا فما هو بالشعر البليغ نظامه ولا السحر فالألباب في فهمه حيرة وقد صدق الألباب حسن بيانه ولطف معانيه كما شرح الصدر. يا قوم أما سمعتم ما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده